jërë ngeen jëf Amadou Hott muy wax bay bëgg a xottee ko moom la l'Observateur xëye page 4 ba 5 bu yéenekaay bi ministre économie plan ak coopération internationale moo ko ngar dajjo journal bi nañu lu jëm ci koom-koomu réewum Sénégal ci jamonoy mbas mi taux de croissance économique bu réew mi avion bu bees bi ñu ne moom lañ jiit réew mi jënd ba ci avion bu fi newoon di Pointe Sarène te ñu war koo jaay ministre économie di Amadou Hott wax na ci lépp leneen mu di ñaareelu phase bu PUDC journal L'As mi ngi ñuy xibaar ne yéene ji ci njiit réew mi Macky Sall am moo di fexe ba courant bi yegg ci lu mat ñaari junniy village fi ñu tollu tembe journal bi mi ngi ñuy xamal ne lampadaire yi ñuy samp ci dëkku kaw yi sampagum nañu lu ma téeméer ak fukk ak juróom ci ay lampadaire lu leer la waa M2D di wër M2D di mouvement pour la défense de la démocratie réew mi quotidien nee nañu wax nañu ne li xewoon ci réew mi ci weeru mars ba fukki bakkan ak ñett rot ci bi ñu xoolee mbir yi càmbar ko biir ak biti gis nañu ne Macky Sall mooy coupable bi lu jiin njaaga mooy njaag le quotidien bind na ñoom waa mouvement pour la défense de la démocratie démb lañu gonte woon ab janook taskatu xabaar yi doon siiwal seen mémorandum mu di way ndareet gi ñu doon def jëme ko ci fitna ji amoon ci réew mi weeru mars li ñu wax moo di complot bu état bi nas la ba mu tëral ci réew mi fukki doomi aadama ak ñett l'observateur ne ko dem nañu ñoom waa M2D bay wax ne gaañ ñi dañoo jëfandikoo jigéen ngir sànk opposant bu leen xatal Sud du Quotidien xamal ñu ne président Macky Sall ministre de la défense ministre intérieur ak ministre de la justice ñooy ñi waa M2D joxar bi baaraamum tuuma ci mbiri Ousmane Sonko yi ñaawlu nañu it li ñu jël Ousmane Sonko njiital parti Pastef te ko ci contrôle judiciaire ba munta doxi ay yitteem Vox Populi nañu mémorandum bu juróom fukki page ak juróom la ñu def di ca tuumaal Macky Sall ak waa këram ak takk der yi nee nañu mboolem koo xam ne sa loxo laale na ci yëf yi danañu dem fu banqaasu yoo nekk ci àdduna bi ñu kalaame ji la fa ba sax ca cour pénal international danañu fa dem ñu dem ci journal La Tribune fekkat fa leneen coow yëral xët mu njëkk yéenekaay bi li ñu doon wax naan Khalifa Sall nee na élection locale yi ñu jëm lu jëm ci mairie bu Ndakaaru moom xippee xool la cay am amul benn candidat bu muy tànn baa bu mu ci àndal di ko jàppale yéenekaay bi nee nañu meerum Ndakaaru ba woon di Khalifa Ababacar Sall weddi na wax joojee ba mu set wecc ab communiqué la def di ko weddi ak di leeral ne mi ngi liggéey ci nu muy taxawale ab coalition bu mag ci opposition bi ngir ñu demee ko ci élection locale yi waxi Khalifa Sall yooyee journal ne fu li mu ci jàng moo di Khalifa bëgg gu ta faatu ci wàllu politique ba tey ak journal Vox Populi mi xëy xamal ñu ne locale yi déwén yi nar naa mitti te tar ca Daaru Muxti ubbil yéenekaay bi kàddu yi Modou Diagne Fada yëkkati woon doon woote ak Benno ci Benno Bokk Yaakaar ca commune bu Daaru Muxti ngir ñu àndandoo dem ci élection locale yi Vox Populi nee nañu waxam jooje am na koo xam ne déglu ko sax muy Omar Lo ab opérateur économique la di rakk ci Thierno Lo nee na moom toppul ci ginnaaw kenn candidat lay doon ca maire bu Daaru Muxti ndax bu seetaane maire yi ba ca loxoy opposition ba lay mujj Macky Sall da koy ñàkk dañoo doyal sëkk ci ñett ñi nekk ca Daaru Muxti di yaata yumbe bu yàgg ba léegi mu di Modou Diagne Fada di Thierno Lo ak Ibrahima Sall mu ne ñoom responsable yooyee li ñuy bari yépp dañuy jariñoo Daaru Muxti waaye jariñuñ ko dara mbira ngi muy génnee njariñ lu bari te ñu bari bàyyiwuñu ko xel source wa xëy na di ko waxtaane mu di ñi am ay parti politique ci réew mi yor seen ay récépissé di ko luye ci jamonoy élection locale yi journal bi nañu 2014 ci la ñu nemmeeku woon xew di waaye bu ñu moytuwul dafa nar a gën a takarnaase ci élection locale yi ñu jëm lu jëm ci mbiru Pape Diakha bi di menuisier bi benn xaritam doon foowe fetaluk jàmbur ba fetal ko ca mu faatu coow li mi ngi daanaka ci mboolem yéen kay ñu xëyandool enquête dina kay nañu enquête ba ñu cay def wane ne borom fital gi amuloon autorisation yore ngànnaay l'observateur ne ko wax ji du loolee rek ne borom arme bi wax na enquêteur yi ne ci benn xaritam bu nekk bitim réew ci la jële fital gi li tax mu wutuk fetal moo di moom agent guichetier la ca poste dafay faral di yore xaalis bu bari li indi musiba mi nag nee na moo di keroog bi mu jugee aéroport ci la armé woon fital gi ñibbi si fàtte koo désarmé. boo ko gis-gis ak mouvement association de jeunes dañoo jugé inopportune visite du président de la République fii si Kaffrine amul njëriñ pour inaugurer hôpital boo xam ne pareegul pour inaugurer 30 kilomètres mooy Kaffrine Nganda visite boobu amuluñu benn njëriñ parce que yàq xaalis la mënoon nañ yebal ministre mu ñëw lan lay def tournée politique la Benno Tas Yaakaar lan lay def mooy yàq xaalis contribuable sénégalais mooy ñun ñii suñu xaalis mooy impôt ñuy fay moo tax yéen waa Kaffrine ñu ngi leen di wax ngeen toog seen kër bu leen dem si tertu ba toog leen seen kër voilà parce que Kaffrine amul dara Kaffrine Maabo président bëgg nañ ñu tali ko parce que rang bu bon la Kaffrine Njum Ngent Koungheul Lour Escale donc Kaffrine amul liggéey donc bëgg nañ ñu utal leen liggéey Kaffrine wanaa gongo Kaffrine warul nekk foo xam ne président boo xam ne xamadoo foo jëm fii ngay ñëw làqatu dañoo doy ci lambar gi mu nekkoon Ndiogou Sow di ñaareel njiitu mouvement gëm sa bopp foofa ca diwaanu Kaffrine yoroon tam kaddu kuréel yi nga xam te ne ëmb ñi nekk ci opposition bi foofule ca diwaanu Kaffrine 8h tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar yi wax ci ñaxtu ba am ci hôpital bu Ndar démb nag liggéeykat yi dañ doon ñaxtu amal toogaanu ñaxtu kon li ñuy ñaawlu nag mooy ñàkkum jumtuwaay foofu la ci l'hôpital ba waaye tamit li ñuy yéex a jot seen i payoor ak seen prime de motivation directeur ba nag lañ ci joxoñ baaraamu tuuma Mohamed Nabi Sila.
liggéeykat yi nekk ci hôpital bu Ndar jot def sitting di ñaawlu condition yi nga xamee ni moom lañ ne di ci liggéeyee booba ak léegi ñu yokk ci sax jàmbat yu jàpp jëm ci njore ni hôpital bi lee. composante yi ko war a constituer yëpp kenn kontaanu ci mooy liggéeykat yi fiy liggéey muy fournisseurs yi nga xam ne dañuy utiliser seen matériel di ko joxe ñooñu kontaanuñ malaa itam kontaanuñ donc loolu li ko waral rek mooy gestion boo xam ne baaxul fi ñu toll nii yoreel na personnel bi lu ëpp ci juróom-benn weer yoo xam ne ay prime lañ yoo xam ne dañ leen ko war a fayu leen ko. Moustapha Diop di responsable section SUTSAS yokk ci jàmbat yi xam leen ni tey jii hôpital bi dafa doon lu ñu dëddu. donc li ñuy laaj rek mooy au niveau des services ñu jox leen jumtukaay yi ñuy liggéey ba demee laboratoire boo waree def juróomi analyse ñu ne la ñaar ñoo fi am ñett amuñu fi léegi yow tu es obligé nga dem centre de santé wala infirmerie te contraire bi moo waroon am ñoom ñoo waroon di ñu référer ay malade mais ñoom ñoo ñuy dépanner réactif ba ci ambulance bu ñuy am ambulance centre de santé moo ñuy abal s'il y a un cas ça c'est inadmissible beneen bi mooy liggéeykat yi fi nekk duñu leen verser charge sociale boo demee retraite duñu la fay sa dégagement di nga toog 1 an kenn du la fay. liggéeykat yi lay fas yéene jël yeneen jéego ci ndoddu directeur te it fas yéene wu ñu dakkal lu ni mel suñu indiwul saafara ci seen jafe-jafe. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla kii di directeur bu hôpital Ndar daal di addu ci ñaxtu liggéeykat yooyu la moom Thierno Seydou Ndiaye ne naam jafe-jafe am na waaye li ko waral mooy koppar yi néew yoo xam te ne l'hôpital dina ko am ci wàllum recette ñu déglu ko ci micro naam Mohamed Nabi Silla. mbir mi mooy dañu leen amel xaalis ñu bëggit ñu fay leen ko te jaadu na ñu fay leen ko di leen hôpital amele yàgg na yàlla may na ba daaw balaa Covid bi di ñëw presque bor boobu jeexoon na waaye bi Covid bi duggsee xaalis gi daal di wàññeeku charge yi daal di yokku état bi dimbali nañu sax lu bëri ndax su loon moom it dina gën a metti malheureusement ba léegi jotuñu dab recette yooyu nga xam ne moom la ñu war a am alors que charge yi ñu ngi koy continuer exécuter déficit bi foofu dafay am problème ci trésorerie bi ñaar charge salariale yi it dafa takku torop ci hôpital bi li ñuy fay salaire ak motivation ak yëpp weer gu ci nekk dina dem ba sax yenn weer yi dafay tolloo ak xaalis yi nga xam ne moom la ñu jot ameel nañu travailleurs yi waaye ameel nañu caisse sécurité sociale ameel nañu IPRES ameel nañu fournisseurs yi donc loolu yëpp mooy wane difficulté yoo xam ne hôpital bi mi ngi ci. mu nekkoon Thierno Seydou Ndiaye di directeur hôpital bu Ndar wax ci yeneen i ñaxtu geneenuk ñaxtu di ñaxtu bu liggéeykat yi di boucher ya nekk ci Seras ñoom nag nee nañ jamono ji jafe-jafe te ni jànkonteel sa liggéey doxatul tax sax nee nañ loolu moo waral njëgu yàpp yu daal di yokk jamono ji bëgg nañ nag ñu daal di leen di bàyyi xel toogaan ñaxtu la ñu amaloon démb ci tawaayu ndongo ga chauffeur yi nekkee nag ci Sogas di dund nag jamono yu tar te métti fu mu toll nii ñu ne nag mbas mi ak njeexitalam moo waral nag lu ni mel daanaka at ak lu teg mi ngi nii nag ñoom chauffeur yi seen ku liggéey demeetul nag na mu daan demee. Bassirou Niang man maay njiitul regroupement des professionnels des abattoirs du Sénégal depuis daaw ba ñu ngi si ay jafe-jafe Covid bi dal na suñu kaw 10 heures lañ daan wàcc première vague bi yàpp yi di yàqu fii alal nit ñi di dem ba mu bari fi mu ne nii danoo toog liggéeytul ndax dañu am ay jafe-jafe tey daanaka 11 heures abattage bi jeex. Sogas bu njëkk ci ku ko xaman daal di uute nag ak Sogas bu tey chauffeur ni fu mu toll nii nag lii di jur gi kenn mënu koo gis sax ba di ko teg loxo lu ni mel daal dee tax nag bu njëgu ndawal li daal dee gën a seer ci marché bi. daanañu abattre ba ay 3 heures wala ba 4 heures léeg-léeg dañ daan dem ba 5 heures dañuy léeg-léeg ay 500 bëf fi mu ne nii jamono yi moyenne bi daanaka ay 250 la woon 275 300 mais fi mu ne nii ay 100 la ñuy ay 120 ay 80 ndax nag yi mënatuñ ko gis cher na jafe na ñun daal loolu moo ñu naqari ñii ngi naan waa Mali dañoo grève ñii ngi naan waa Fora ñoo joteeg waa Mali amuñu si lu leer en tout cas boo demee Fora li nga fay fekk si nag bërul boo wëree Sénégal marché yi nga daan dem doo fa fekk ay nag moo tax yàpp yu tey cher na parce que ñun ay 2600 2700 la nañ jaay tey dañuy jaay ba presque 3500. ñu ne nag bu dee am na ku ñuy mere nañu jàpp ni nag nguur gi lay doon ñuy sàkku nag li aju nag ci financement yi ñuy jagleel ndaw ñi ñu ne ñoom dégg nañ ko te ñu ngi xaar nag seen wàll. solution bi ñu si bëgg mooy gouvernement bi jàppale ñu defal xale ay formation xeex clandestin bi viande foraine ñu yemale ko tëngeej génn ay financement yi nga xam ne ñu ngi koy jox yeneen secteur yëpp jox lu si bu ko defee xale mën a liggéey ñu toogoon seen kër a del si waat di liggéey dee rek bu mu si mën di doon daal. chauffeur yu Sogas yi ni seen kilifa nag ci gouvernement bi dafa war a àddu ci gile mbir ñuy xaar nag jéego bu njëkk bu muy teg muy doon ay pexe ngir saafara seen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel ndonga ka Pikine rajo Futur Media. rajo askan wi. askanu Galongoy nekk ci diwaanu Bambey di yëglu ñoom nag nee nañ da leen fàtte ci programme bi jëm ci courant bi ci dëkk kaw yi nee nañ poto courant yi ñi nga foofu lay jaar ci dëkk ba waaye taxul ñu am courant tax nag ñu joxan ci maire ba waaye maire ba moom nee na du tontu ci coow loolu Babacar Diouf. dañoo gis benn xàjj ak seen bu nga xam ne dañ koo nemmeeku ne dañ koy def ci nu ñuy joxe courant yi
ci dëkkaat yi nekk ci commune Ngoy loolu nag ki ci joxoñ baaraamu tuuma di maire bi. ci village u Gallo Ngoy ak Pey Ngoy yi nga xamante ne bi électrifié nañ leen ba pare maire bi dafa tànn de manière volontaire et délibérée amoo bu sanc bu Kër Ngunu ak Ngewel Sànn beddi leen ci programme boobu. maire socialiste boo xam ne nii askan wi nee nañ dafay xeex ki nga xamante ni moo toogal APR ci commune Ngoy. ñu jàpp ne loolu dara waralu ko lu dul militantisme politique ak favoritisme ak tamit di xeex en même temps ki nga xamante ne bii moo fi toogal APR ak président de la république. sous-préfet Ngoy bi nga xam ne dénk nañ ko këyit gi nga xam ne ci lañ def seen i ñaxtu nee na dina ko jox ci ko war a jot Bombay. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf daaneel ak maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye moom tey jii di jano ak taskatu xibaar yi nar a wax nag lu jëm ci wàllum yeesalaatuk marché Sandaga coow am jamono ji diggante maire yi bu ville bu Dakar commune bu Dakar Plateau ci lu jëm ci defaraatuk marché boobu di marché Sandaga janoom ak taskatu xibaar yi ci bu 11h jotee lay doon na. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram andi ceek Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Jéen. looy doore. wàllu beach soccer maanaam footballu tefes gi Sénégal nag qualifié na ci wàllu demi-finale gannaaw ba mu amee ndam démb 3-1 ci diggante mag ñi di waa Tanzanie ci googu lay jongante nag ca gën a ràññeeku moo di Mamadou Sylla jot naa dugal 2 but jàppale ni nag match googu ñu ngi ko doon amal foofule ca Saly fa la ñuy daal di amalee Coupe d'Afrique bu beach soccer ci teewaayu kii di Youssouf Bodian di suñu ndaw bu njëbal foofule. Tanzanie dafa bett ñëpp daal di dugal bii bu njëkk bi match bi di commencé ci ginnaaw sa Mamadou Sylla daal di égaliser pour Sénégal défenseur jaraaf bi sax 2 but la dugal ci match bi beneen but Sénégal bi Babacar Fall moo ko dugal gaynde yi dañoo ànd ak dal ci match bu tëju ci gis-gisu attaquant bi di Raoul Mendy. xam nga ñoom moom équipe la boo xamante ni bëgguñu woon déjà jël bii yu bëri dañ ñoo teel a dugal moo tax après ñun ñu xaw a nekk en confiance mais comme ñun tamit mujjee nañu am dal teey def lu ñu jàngal comme suñu ko si lu ñu ko digalee nañu teey patience bouger bal bi lu bëri xaar ba am benn faay jéem ko exploiter tey loolu lañ xaw a def xaw a leen a jiital rek après jéem a gérer match bi ba mu jeex wala tey boo gisee tey match bi dafa xaw a métti si ñun sax. ni match bi demee liñ doon xaar la ci gis-gisu gardien bi nekk tamit capitaine bi Alseni Ndiaye. am nañ expérience ci affaire bi mën nañ commencer rek ñu marqué ñu mais terewul li ñu war a def nañ ko def bañ a yàkkamti donc tey loolu lañ def marqué nañ ñu yàkkamti ñu donc ut nañ ko ba mu ñëw après ñu remonté leen donc gérer match bi aussi quoi parce que tey xamoon nañ ne match bu difficile la ñuy jouer parce que ki nga xamante ne tey bu ñu ko gagné mu toog donc tey day ñëw def lu mu am yëpp donc looloo taxoon tey match bi difficile mais alhamdulilah ba gagné nañ donc li ñuy def mooy waajal suñu demi-finale inchallah vendredi ñaan yàlla may ñun tam sedd guy. gaynde yu Sénégal dinañ noppalu jeudi bi laata ñuy jongante ak Maroc ci demi-finale bi ajjuma Saly Portugal Youssouf Bodian RFM. gannaaw googu lay jogante kii di Ngalla Sylla moom itamit di tàggat équipe bu Sénégal am na ay kàddu yu mu daal di yëkkati wax ci gile jogante lu tax mu daal di metti laata nag gone yi di ko daal di lijjanti ñu déglu ko moom Ngalla Sylla ci micro Soda Thiam. waaw di wax ginnaaw bi nu sante yàlla di julli si Seydina Mohamed di wax ne rek dañuy jaajëfal xale yi vraiment ay jàmbaar lañ parce que li ñu bëggoon mooy tamit gagné on a gagné avec la manière bien sûr même si aujourd'hui les gens li ñu gën a bëgg sax mooy dugal ay bii yu bëree bëri mais marché tey bi laaju ko woon parce que dafa laajoon xeex bu metti donc ñun doon nañ fexe daal ba ñu marqué ñu réagir donc loolu moo jàngat bi gën a am si équipe bi parce que bi mësuñu ko jiitu tey ñu jiitu ko mu réagir noonu donc je pense que ni mu réagir noonu baax na vraiment donc am na lu ñu si jàngat laneen ni nag mooy équipe bi ñu doon géewal aussi du bëgg ñibbeex ñaari défaite donc vraiment ñoom gis nañ leen tey xeex lañ doon indi ñun xeex bi doon nañ ko éviter nag le maximum possible parce que xale yi boo xoolee seen xel li si gënoon nekk sax mooy si demi-finale parce que xamoon nañ ne ñoom amoon nañ benn tànk bu ñu tegoon si demi-finale donc il fallait que ñuy jouer di bàyyi wàlla xel bañ a jël ay carton bañ a gaañu mais saa yi bu ñu bëggee dugal rek réaction bi après dañ réservé wu daal loolu lañ gisoon si ñoom te loolu aussi c'est de bonne guerre. demi-finale lii di CAN bu beach soccer danañ ko daal di amal incha allah ni ki ëllëg Sénégal diggam ak Maroc lay daal di doon geneen jongante gi diggante Mozambique lay daal di doon ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Uganda ñu daal di waxtaanee wàllu Ligue Europa. ni ki démb nag lañ doon amal lii di finale bi. Villarreal di équipe Espagne moom moo ci mujj al di am ndam ci diggante mag ñii di waa Manchester United gannaaw tir au but 11 tirs au but à 10 maanaam joueurs yëpp tiré maanaam 11 partants yi ñoom ñëpp tiré 11 joueurs yi nga xam ñoom ñoo nekkoon kon bokk ci police ñoom ñëpp tiré laata nag ñii di waa Angleterre di raté Karate nag doomu Espagne la moo di seen góol di David De Gea moom moo mujj raté beneen góol ba di doomu Argentine dugal tiram mujj kon bokk permettre équipe bam bii di Villarreal daal di kon bokk am ndam jël mbir mi ci ñi nga xam te ni daal ñi ñoo di waa Manchester United gannaaw nag lii di temps réglementaire
mi-temps ba jàpp prolongation ñaari équipe bi dañoo defoon match nul un but partout loolu nag di firndeel ki nga xam te ne moo di Unai Emery moom mi di tàggat équipe bi nga xam te ne moom moo di Villarreal bi nag moo di ñeenteelu yoon muy daal di jël lii di trophée gu ni mel moom jot na ko jël ñetti yoon ànd seeg ñi di waa FC Séville di beneen équipe bu Espagne ni ki démb mu daal di kon bokk labali ak équipe bi nga xam te ni moom moo di ñii di Villarreal loolu nag di ndam yi nga xam te ni Villarreal gannaaw ba mu amee nag la mu jural AS Monaco moo di moom dina daal di jaar ci li nga xam ne moo di ay match barrage ngir mën a qualifié ci wàllu Ligue des Champions leneen li nga xam te mën nañ ko wax itam ci wàllu tàggat yaram ba tey ñeel lii di football moo di ci lu jëm ci li nga xam te ni daal moo di finale Ligue des Champions dañ ko daal di amal incha allah ni ki samedi gi diggante Chelsea lay daal di doon Chelsea bi door ni mi nga xam te ni moom itam dina daal di dellu si ci la jogante gannaaw gaañu bu ko tëraloon Ngolo Kanté itam dana daal di dellu ci gi lay jogante kon boog Chelsea samedi incha allah diggante mag Manchester City lay daal di doon match googu di ngeen ko mën a suivre en direct ci rajo Futur Média UEFA moom moo di kuréel bu yore wàllu football foofu la ci Europe ñoom nee nañu ëllëg dañ daal di kon bokk seq ak waxtaan ngir mën a xool waaw wala déet ndax dañu deltu ginnaaw ci li nga xamante ni ñu ko tuddee but à l'extérieur ndax gis nañu ni règlement la bi nga xamante ni ñu ko tëral ci atum 1965 ak léegi moo di bu équipe di amal déplacement ca biti réew bu dugalee ab but chez son adversaire maanaam but boobu day compter double loolu nag la ñu seetlu moo di la muy gàllankoor yenn ci ay équipe bëri na ba tax na yëf yi ñu daal di sumba ak waxtaan gannaaw coow li nga xamante ni nemee ko nañ ko dañ nag ëllëg incha allah danañu xool waaw wala déet UEFA dina daal di deltu ginnaaw ci googule but à l'extérieur mi nga xamante ni dañ koy faral di compter double kon boog alaaji lii moo fi gënoon fas ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dañuy wax léegi lu soxal wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi artiste woykat bi di Idrissa Diop mu ngi màggal juróom fukki at bi mu nekk ci scène musicale bi mu présenté ni ki démb taskatu xibaar yi clipam bu mujj bu mu dippee Golo Baay mu nar a bokk nag ci albumam bi nga xamante